Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. waaw di ziare ñëpp di leen wax ngeen partager ñu ñëw résumé événement wu démb bi joxe ci suñu xalaat ni mu demee waaw ngeen gën a partager rek su ko defee ñu bëri man cee jot parce que li ñuy def nii pour Sénégal la quoi encore une fois du pour Ousmane Sonko dafa am benn programme ak ay valeurs yu muy incarné ñu gis ci suñu bopp waaye li ñuy xeex nii pour Sénégal la pour ëllëgu Sénégal pour Sénégal tegu ci yoon bu baax pour Sénégal démocratie bi nekk dëgg état de droit bi nekk dëgg impunité jeex fa népotisme jeex fa xale yi ñu utal leen liggéey kenn ku nekk li nga war a am nga am ko muy le don de soi li nga war a jot nga jot ci créer des entreprises suñu ressources naturelles ñu téye ko gérer ko jëriñoo ko te bañ a bàyyi tubaab bi ñu jógee fële ci àll bi di ñëw di jël suñu ay ressources di ko yóbbu seen dëkk pour gën a développer seen dëkk loolu rek moo tax ñun ñuy xeex nii pour Sénégal la voilà dama bëgg waa Sénégal xam loolu. am na nag ñu bëri ñoo xamante ni ñoom da ngay ree ba tas dañuy toog naan la man du ma wax ci ay politique ak c'est-à-dire mais politique mooy doxal àdduna bi c'est l'art de gérer la cité. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax laataa muy taxawal diine jii di l'islam tey ñu nekk ci dafa politique dafa teg une bonne politique ànd ak saxaaba yi ñoom Omar Ousmane Ali ak ñoom Aboubacar ak yeneen saxaaba yépp def seen politique te pourtant ñoom jàmm lañ daan oote mais des fois dañ leen doon fekk si ñoom songu leen te nag nit bu la fekkee nga toog mu songu la moom il faut nga riposter loolu la ñuy wax légitime défense voilà donc ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp loolu benn résumé bu ndaw la woon léegi fu may commencer waxtaan bi damay beral benn ngërëm ak benn remerciement à Serigne Habib ibnu Alhaji Abdoul Aziz Sy ibnu Alhaji Malick Sy démb li mu def dafa rëy daf ñu fàttali waajuram bu tedd ba di Serigne Abdoul Aziz nga xam ne ay kasetam mu ngi fi ay waxtaanam a ngi fi heure bu réew mi mosaan a yëngu wala muy waaj a yëngu dafay jël propre initiative am wax en tant que chef religieux parce que chef religieux c'est un régulateur social dafa war di yëkkati kàddoom bu waree yëkkati kàddoom nag bu wax jotee rek dafa war a wax pour apaiser oote jàmm ba pare sëriñ tamit rôle am bokk na ci su gisee koo xamante nii dafa ëpp nit doole di ko néewal doole mu ñëw wax ko dëgg su gisee benn baadoole bu mel ni Macky Sall nga xamante ni dañoo jël suñu nguur jox ko jël doole ji yëpp jox ko mu ëlbatiku jël doole jooj di ci xeex ñi nga xam ne ànduñ ak moom dangaa war a taxaw tamit am courage nga wax ko dëgg te démb loolu la Serigne Habib Sy def ibnu Alhaji Abdoul Aziz Sy radiallahu anhu ibnu Seydil Hadji Malick Sy gars yi nee nañ ku jur doom rek deewoo te boo amee doom moom dina ci am koo xamante ni dina jël sa jikko te gis nañ ne Serigne Habib bokk na ci doomi maam Abdoul Aziz yi nga xamante ni am na yenn ci ay jikko yoo xam ne jël na ko ci baayam bu tedd boobu noonu am na ñeneen nag ñu dugg démb Walfadjri tamit ñu ngi def liggéey bu am solo parce que gis naa ne audience bi ñu am fan yi macha allah ñoom ak seen TV parce que dañoo féete ci côté askan wi waaw gis nañ nag télé yoo xamante ni ñoom askan wi faalewu leen Macky Sall moo leen intéressé parce que ci système bi lañ bokk Macky Sall yàgg fi ak système bii nii moo leen arrangé moo tax buñ gisee dëgg ji ñoom duñ ko wane dañuy gis dëgg ji dem di wane ji ay fen muy TFM ak RTS moom kenn waxaale ko nga xam ne télévision nationale la waaye Macky Sall moo ko aaki moo ak ñi mu àndal ku àndul ak Macky Sall doo ci génn sa manifestation kenn du ko génnee bu dëkk bi doon tàkk sax ñoom seen yoon nekku ci leneen la ñuy wane voilà kon daal ñu ngi remercier bu baax a baax Walfadjri nga xam ne am nañ occasion ak opportunité féeteeg askan wi ba pare jox Serigne Habib Sy mu wax jox Serigne Baye Dame Niass ibnu Alhaji Ibrahim Niass Kaolack lew na Niassène moom it mu wax ak Serigne boobu sant Mbacke Jumaada Serigne Fallou Mbacke Jumaada ak shérif boobu noonu tamit duggoon Sénégal yëpp dégg nañ leen te wax dëgg yàlla
loolu mooy rôle sëriñ encore une fois. Donc ay représentant yàlla lañ ci kaw suuf muy xalifatullah fil ard comme nu yàlla waxoon yonent yàlla daawuda ne ko yaa daawud inna jaalnaaka xalifatun fil ardi faxkum bayna annaas bil haqq wala tattabi al hawa fa yudilluka an sabilillah. Donc loolu lu am solo la, c'est très important. Voilà, donc nag ñu ñëw ci mbiru Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni gars yi créé nañ ko benn dossier boo xamante ni dossier bi du début à la fin ñëpp xam nañ ne fen la. Sénégalais yëpp bi ñu ko déggee xam nañ ne lii c'est un coup. te PV yi tamit bi mu génnee ñëpp xam nañ ko. Adji Sarr mi nga xamante ni moom lañ utiliser tamit ñëpp xam nañ jaar-jaaram, xam nañ ni mu mel. Donc kon loolu leer na léegi nag ñu dem ba xam ne affaire yi viol bi ay fen la. léegi nag ñu ne dinañ ut leneen luñ ko taxal. léegi Ousmane Sonko fi affaire bi jaar yëpp procédure bi ak ni ñu ko accéléré dem brigade de recherche PV yi génn procureur jël dossier bi transféré juge d'instruction Mamadou Seck ñu dem saisir ministre de la justice mu saisir le président de l'Assemblée nationale après ñu lever immunité parlementaire am jaay doole def ko ci forcing xam nga loolu yëpp moo tax sénégalais yi xam ne lii affaire yu politique la lu Ousmane Sonko doon wax dëgg la. même xale yu ndaw yi nga xamante ni 5 ans lañ am sax bu ñu gisee procédure bi nu mu demee dinañ xam ne Adji Sarr amul kàttan boobu noonu. am na ñu ëpp kàttan fuuf Adji Sarr ëpp ko dayoo ci dëkk ba te loolu mën nañoo accélérer noonu dossier. te dossier bu mel nii tamit bëri na Sénégal je rappelle léegi Ousmane Sonko nag moom mu ne comme que gars yi dañoo jalgati ay droit yam dañoo jalgati yoon immunité parlementaire am bi ni ñu ko lever. jaarul ci yoon mu ne il va pas répondre à la justice du wuy ji justice léegi comme moom dafa am ay kilifa am ay xarit am ay mbokk te nit soo jàppee benn mbir sa ay kilifa say mbokk say xarit say am ni jàmm bu ñëwee wax ak yow dal lii lañ la ñaan defal ñu ko wax dëgg yàlla da nga leen koy defal loolu mooy doomi aadama loolu mooy nit. yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam da daan jël benn décision ñoom Omar ñëw wax ak moom ak ñoom Aboubacar Ousmane Ali mu dellu ginnaaw parce que nit rek la ak nu ñu mënti demee nit moom mënoo weesu nit rek nga ak loo mënti doon nag boo nekkee yonenteeg boo nekkee wàll yoog nga nekk président yeeg buur rek yow mënoo passé nit da ngay dee ñu gas ba mu xóot ñu suul la da ngay lekk di naan donc mu accepté ne moom il va aller répondre. léegi nag mu xëy suba teel ay am di jàmmam ay militant yam ñëw di ko gunge mais nit soo amee problème kañ xanaa sa ay mbokk ak say xarit say am di jàmm dinañ ñëw assister la te Sénégal sax aada bi noonu la demee Sénégal loo manti xewle nga nekk ci bànneex wala nga nekk ci jafe-jafe sa ay mbokk dinañ ñëw sa ay xarit dinañ ñëw boo amee ngénte say xarit dinañ ñëw booy takk say xarit dinañ ñëw boo amee dëj say xarit ak say am di jàmm dinañ ñëw boo amee problème ak yoon rawatina nag ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ne il n'est pas n'importe qui au Sénégal c'est un grand homme nekk un homme politique nekk leader de l'opposition jël 3e ci élection yi nga xamante ni moom lañ gën di élection présidentielle yi nekk député à l'Assemblée nationale kon kooku nag wax dëgg yàlla il n'est pas n'importe qui su waree nag génn di dem tribunal ci dossier boo xamante ni ay fen la dossier boo xamante ni complot la mais kooku ay am di jàmmam ay xaritam ak jeunesse bi ni ñu ko bëggee mais c'est normal ñu ñëw accompagner ko nag léegi nag comme Ousmane Sonko dellu na ginnaaw ne dafay dem wuyu ji juge bi te ñoom loolu neexu leen parce que dañoo bëggoon Ousmane Sonko jàpp fu mu jàpp ñu yónni corps d'élite bi ñu ci mel ni GIGN mooy groupement d'intervention de la gendarmerie nationale wala BIP brigade d'intervention polyvalente bu police pour ñu ñëw jël si ko toroxal ko devant sa famille parce que ñoom Ousmane Sonko dañ kaa bañ dafa am benn haine bu nekk ci ñoom boo xam ne buñ mënoon a jàkkaar Ousmane Sonko dóor ko balu fetel sax dañ ko koy def parce que lu muy prôné moo leen arrangé wul Ousmane Sonko dafay menacer seen ay intérêt Ousmane Sonko nit ñi dañ kaa bëgg gis seen bopp ci programme am rawatina xale yi rawatina waa diaspora bi léegi nag bayre boobu Ousmane Sonko am ak gën gi mu leen gën leen jikko gën leen ragal yàlla gën leen a jub gën leen a baax loolu da leen a métti ñoom suñu sañoon Ousmane Sonko day mel ni ñoom
léegi nag loolu moo tax suñ amee occasion pour toroxal ko rek dañ koy def loolu sax moo waral ñu dugal ko ci dossier bii nii mooy dossier viol pour takkal ko daal traîner ko dans la boue wane ne kii ku salte la loolu moo leen ci dugal. léegi nag dellu ginnaaw boobu mu dellu ginnaaw arrangé wu leen nag léegi mu xëy di dem ay partisans yam topp ko di dem di ko gunge ñu ñëw ne dañ koy provoqué ñu njëkk ko koj ci boo génnee cité kër góor gi ci autopont bi ngay njëkk a jot noonu teg seen ay barrières gendarmerie ne ko nii ngay jaar doo jaar nii mu accepté yéen na nga doon seetaan image yi seetaan ngeen film bi bëgg jàmm tax chef protocole bi Jibi Ndiaye wàcc d'accord ñu jël yoonu Mermoz bi pour génne ci rond-point bi ci banque ba SGBS ba foofu ñu demaat ba foofu ñu kojaat leen na leen du ngeen jaar yoonu université bi mais da ngeen di jaar ci corniche bi te Ousmane Sonko dafay am ay renseignements ak ñi mu àndal fekk boobu informé nañ leen ñoom wax leen na leen waa APR dañoo recruter ay nervi jox leen ay 4x4 ak ay yet ay jaasi armé leen pour ñu dal ci cortège Ousmane Sonko bi maanaam ñoom dañoo bëggoon a rey Ousmane Sonko parce que dañoo bëggoon su Ousmane Sonko rombee rek ñu attaqué cortège bi gars yi riposté mooy garde corps am yeeg yooyu ñu wàccee garde corps yi dóor leen ay yet parce que garde corps yooyu noonu xam naa ne yoruñ ay armes yoo xamante ni bon mën naa am amuñ autorisation de port d'arme si lu ma foog loolu laa foog parce que ku ànd ak Ousmane Sonko moom foog naa ne duñ boo defee demande d'autorisation de port d'arme sax duñu la ko jox Macky Sall moom lépp lu taq ci Ousmane Sonko moom bu la mënee rey sax da lay rey. léegi nag comme nervi yi ñu ngi woon foofu noonu ci VDN bi ci corniche bi autant pour moi léegi ñu informer leen ñoom ñu bañ problème ñu ne xaar ñu dem jaar beneen yoon léegi préfet bi ñëw teg ay barrières ne ko nag doo jaar fii ngay jaar par force mais fan ngeen mës a gis a gum un citoyen sénégalais boo xamante dafa am droit circuler am droit ñu convoqué ko mu jël itinéraire bi ko neex préfet bi nga xam ne moom moo yore ordre public bi ñëw ne ko doo jaar yow yoon bi nga choisir mais ñun yoon bi ñuy choisir yow fa ngay jaar ñun ñoo lay choisiral yoon ak préfet lan lay def foofu loolu laay laaj ci Ousmane Sonko mu ñu convoqué muy dem tribunal di répondre ji mais préfet lan lay def foofu noonu préfet kañ moom ordre public bi la yore day jox ay ordre gendarmerie ak police ñuy exécuter gars yi bu manifestation amee moom la ñuy demander autorisation te loolu c'était pas une manifestation mais Ousmane Sonko dafa doon dem di référer ji à la convocation du juge léegi nag ñu indi gendarmerie indi ay corps d'élite yi nga xamante ni dañ leen a respecté te ñooñu en cas de danger rek la ñu war a génn wala en cas de menace ay terrorisme ak yooyu noonu comme bu ay terroristes ñëwoon ay actes terrorisme am ñooñu dañuy ñëw intervenir mooy GIGN groupement d'intervention de la gendarmerie nationale c'est un corps d'élite nekkuñ maanaam Macky Sall ci nguuram gi dañuy décrédibiliser sax ay corps d'élite ay BIP ay GIGN nga xam ne ñooñu seen génn warul yomb Ousmane Sonko mu jógee koo këram di dem di uy ji tribunal ñu génnee ci ay corps d'élite ba pare préfet bi ñëw taxaw moom lan la fay def te gendarme yi nekk fa gendarme yi am nañ benn commandant bu leen di jox ay ordre boo xamante ni moom moo leen jiite su dee police tamit kazaalika naka noonu kon loolu moo lay wan ne gars yi am na luñ pare woon pour takkal ko Ousmane Sonko pour teg yeneen charge ci kawam pour mën ko inculper yeneen parce que xam nañ ne le dossier est vide bu demee tey déglu Mamadou Seck amul dara lu mën a téye Ousmane Sonko parce que dossier bi dafa vide PV yi wane na ne affaire bi deal la bu ñu nekkoon ci réew boo xamante nii sax réew bu jaar yoon la am justice dëgg affaire bi du àgg sax ci procureur bay àgg ci juge d'instruction bi fële la ñuy yemalee affaire ba gendarmerie mooy brigade de recherche ku noonu foofu lay yem bi ñu dégloo Adji Sarr mu fen waxam yépp am ay incohérence ñu déglu Sidi Ahmed Mbaye déglu ñeneen ak ñeneen mooy beneen masseuse bi Aïssata Ba foog naa ñu koy oowee mama déglu Khady mais PV bi ko nit ñi amee xam nañ ni mais lii ay fen la léegi nag ñu waroon a continuer enquête ba nag pour mën a def réquisition au niveau de la Sonatel pour jàpp ñenn ñi xool Sidi Ahmed Mbaye ñan la doon waxal ñan ñoo bokk ci deal beeg yooyu noonu procureur xam ne affaire bi day cool te comme moom jaamu Macky Sall la Macky Sall mooy yàlla moom lay tarbiyu
mu bloqué affaire bi pour suturaal Macky Sall ak ñi mu àndal parce que li naroon a feeñ ku noonu dafay jéggi dayoo loolu bomb la naroon nekk dafa naroon exploser tàkk seen kaw ñoom. léegi ñu xam ne nag dossier boobu noonu viol amu fa ay fen la pour bëgg a xeex benn adversaire politique liquider ko juge lu ñu ñàkk indépendance dossier boobu mënuñ ci woon a téye Ousmane Sonko dañ ko doon classé sans suite ba pare mu am beneen mbir mu ci am nañu lever immunité parlementaire am jaarul yoon léegi député opposition bi dem conseil constitutionnel pour attaquer lever bu ñuy lever immunité parlementaire Ousmane Sonko te jaarul yoon léegi greffier bu conseil constitutionnel bi jox leen benn récépissé bi wane na ñun nangu nañ jël nañ seen requête bi léegi kon foofu affaire bi dafay nekk loo xam dafay suspensif décision bi léegi Ousmane Sonko kon mu ngi amee toujours malaanu kiiraayam muy immunité parlementaire am léegi kon koo xam ne mu ngi yore immunité parlementaire am ba léegi amul kenn ku ko mën a déglu juge mënu ko déglu procureur mënu ko déglu gendarme mënu ko déglu parce que am na lu koy aar ba léegi parce que gars yi dañoo def recours ne ñoom d'accord ñu ci léegi loolu conseil constitutionnel bala ñoo tranché ñoom dina am 1 mois te ñett rek moo mën a nekk soit dañuy wax ne ñoom d'accord nañ dañuy confirmer li assemblée nationale def mooy commission ad hoc bi ne lever immunité parlementaire bi jaar na yoon wala ñu ne jaarul yoon troisième bi ñu ne ñoom amuñ compétence dañu incompétent pour addu ci mbir boobu noonu parce que assemblée nationale pouvoir boppam la te ñoom tamit dañoo am seen pouvoir bopp mooy justice bi donte pouvoir yooyu ñoom amuñ sax indépendance moomuñ seen bopp Macky Sall moo leen di manipuler ñoom ñëpp te man conseil constitutionnel moom dama amut ci ñoom benn yaakaar ne décision bii nii dinañ jël assemblée nationale di ko wax ne ni nga lever immunité parlementaire bi jaarul yoon loolu moom man xalaatuma ko sax quoi dañ koy confirmer léegi yooyu yëpp ñu xam ko nag léegi ñu xam ne Ousmane Sonko day delluwaat këram te dina leen gagné ñaari yoon te Ousmane Sonko daf leen ñeme à chaque fois bu génnee daf leen di défier ragalu leen benn yoon te xam na ne moom moo nekk ci dëgg léegi nag ñu ne nañ ko provoquer nag pour taxal ko leneen léegi mujj gi d'accord na ne moom sax dina jaar fi ñu ko wax na ko jaaral foofu mais bi mu d'accordee fekk préfet mu ngi doon wax ak procureur di wax ak ministre de l'intérieur ndeke préfet bi dafa bëggoon Sonko delluwaat këram su delloo këram ñu fekk ko fa toroxal ko comme li ñu bëggoon ñoom te amuñ ko parce que mu ngi wax ak ministre de l'intérieur pour ñu xool lan lañ ko ban motif lañ ko mën a coller bu bees pour mën ko capturer jàpp ko parce que dañ ko xiif rawatina procureur moom ku nekk noonu Macky Sall moom noonam ngay nekk parce que moom suqu Macky Sall la comme ni ma leen koy waxee chaque jour pro ki réer ki nga xam ne dafa réer moom pro ki réer la Macky Sall moo réer moom dafa jege Macky Sall nekk taalibeem di ko tarbi yu nekk Baye Fallam su ko Macky Sall waxee rayal ma nit sax mu ray ko yow préfet bi di wax ak Antoine Diome ñàkk jom nga xamante ni moom lu tax ñu nommé ko mooy pour mu ñëw tas parti Pastef loolu mooy mission yam léegi yow naka ngay ñëwee pour maintenir ordre bi ba pare ngay semer désordre léegi nag ñu jékki-jékki rek na ko yow sax da nga def trouble à l'ordre public parce que bu pare na pour dem te foofu soriwul tribunal bi ñu collé ko motif ne ko tu es arrêté pour nan lañ ko waxee sax pour trouble à l'ordre public et manifestation sans autorisation manifestation non autorisée ay manifestation yoo xam ne autorisé wuñ ko ba pare da nga jaxase ordre public bi daal maanaam da nga jaxase daal doxinu nu dëkk ba daal nu muy demee da nga ko perturber yow nit nan lay nekkee ci otoom ay nit topp ko moom oowul ay nit ne leen ñëw leen ànd ak man ñëw leen topp ma ootewul manifestation kooku nan lay defee trouble à l'ordre public nañ waxante dëgg loolu nan la mën a nekkee koo xam ne yéen a koy moom mu ngi jël itinéraire am ne dafay dem yoonam ngeen koy perturber ci yoon bi di ko koj naan ko jaaral nii defal naa
mu dem ba d'accord ngeen xam ne li ko dese pour mu àgg tribunal ñu déglu ko mu dellu këram bëriwul léegi ngeen ne nag nañ ko coller motif jékki-jékki rek procureur oote de ne arrêté leen ko pour trouble à l'ordre public mais koo xam ne dafay def trouble à l'ordre public mais day nekk sur le terrain jiite ay nit ñi di toj di jaxase di yàq def trouble à l'ordre public. autorisation non manifestation non autorisée tamit da ngay gis nit ka mu jiitu ci kanam ànd ak ay nit di manifester te autorisé wuñ ko mais koo xam ne mu ngi ci biir otoom defu dara ànd ak ay nitam di wuy ji nga ne ko yow trouble à l'ordre public lañ lay jàppee ñu enlever ko yóbbu ko brigade de recherche ba pare man li ma gën a métti suñu corps d'élite yu ñuy ñàkkal fayda ay GIGN nga xamante ni ñooñu lu rëy moo leen war a génnee man loolu moom ci gën a métti te ñooñu xam nga bu ñu leen joxee ordre dañ koy exécuter parce que état noonu lay demee boo ko exécuter wul yow tu seras sanctionné te sanction yi day métti parce que ñoom ñoo yore doole ji exécuter rek la ñuy mën a def léegi ñu ne leen jàpp leen garde corps Ousmane Sonko yi ñu jàpp garde corps Ousmane Sonko yi mal mën a leen ba pare enlever Ousmane Sonko dem séquestrer ko à la brigade de recherche de Colobane. Mais dans quel pays sommes-nous? C'est la question que je me pose man ci ban dëkk lañ nekk maanaam lii dafa flagrant dafa jéggi dayoo dafa ëpp gisuñ ko ci Senghor gisuñ ko ci Abdou Diouf gisuñ ko ci Abdoulaye Wade c'est du jamais vu te kenn seentu ko woon ci Macky Sall parce que situation bi ñu nekk nii tey Macky Sall dugalaat ñu ci delloo ñu waat ginnaaw daf ñu rétrogradé yóbbuwaat ñu 2011 yóbbuwaat ñu ci événement 88 yi yóbbuwaat ñu 1962 ci événement yu xewoon foofu la ñu Macky Sall yóbbuwaat mu nekk nag bu gën a ruslu gën a nekk gàcce ci Sénégal deru Sénégal fu mu nekk nii dafa salte man j'ai honte d'être sénégalais fu mu nekk nii dama am gàcce pour sax di wane ne man je suis un sénégalais te lii yëpp lan moo ko waral mooy nguur mooy Macky Sall dafa bëgg a des ci nguur gi même su fekkee ne du def 3e mandat sax maa ngi dégg gars yi naan fu mu nekk nii sax gëmuñ ne dina def 3e mandat man leen man loolu yàgg naa ko analyser waxoon naa ko bu yàgg dama ne soit dafay def 3e mandat wala li tax mu oo Idrissa Seck ba Idrissa Seck nangoo wëcc ba pare di ko lekkaat li mu vomiroon daf ko lekkaat li tax mu nangoo ñëw mooy def na ko da ngay ñëw après bu ñu demee ba 2024 ma def la candidat wu Benno Bokk Yaakaar nga xam ne Benno Bokk Yaakaar après mooy continuer di nekk ci nguur gi ñoom Aliou Sall duñu am problème ñoom Mamour Diallo kenn du leen topp dañuy continuer di gérer Macky sax bu boobaa mën nañ ko yóbbu assemblée nationale mu continuer moom nekk ci nguur gi ñoom ñu continuer di gérer maanaam di passante nguur gi daal loolu moo leen neex mais Ousmane Sonko la personne de Ousmane Sonko arrangé wu leen dafay menacer seen ay intérêt fu mu nekk ni buñ ko bëgg mënoon a rey sax dañ koy rey moo tax nag bi ñu amee occasion bii ni dugal ko ci benn dossier boo xam ne mœurs la affaire viol takkal ko fexe nañ ba jaxase affaire bi ba sulliwaat beneen dossier ñu koy wax dossier sur dossier mais c'est du jamais vu moo tax ma ne leen xamoon naa ne Macky du dellu ginnaaw Macky en matière de liquidation de ses adversaires politiques il ne recule pas gis nga Ousmane Sonko li tax mu dem di uyu ji nii toutes les forces vives de la nation dañ see jàpp mooy société civile bi opposition bi këru diine yi sëriñ si dégg naa am na ñoo xamante ni waxtaan nañ sëñ Abdou Mbacké sëriñam xaritam ñàkkul ne am na ñu waxal ñooñu tamit wax ak kilifa politique yu mag yi mooy Macky Sall wala ñu jege Macky Sall bañ ne waaw na dem uyu ji rek su demee uyu ji après su ko defee dañuy honorer justice bi parce que justice bi tamit institution la boo xamante ni kenn mënu ko déshonorer ñu lay convoquer ngay bañ a dem ak yooyu noonu te xam nañ ne luñ koy toppee dara amu ci mais il faut qu'il honore la justice. léegi Ousmane Sonko nag comme d'accord na ci condition yooyu noonu nag léegi Macky dina gëmloo sëriñ yi na leen moom yoonam nekku ci wala ñu mu doon waxal ñooñ ay ñoom médiateurs yeeg ñoom Abbé Seck xam naa ne ñoom jotuñoo wax ak sax camp présidentiel bi mais sëriñ yu mag yi su fekkee wax nañoo ak Macky Sall quoi je veux dire ni sëñ Abdou Mbacké waxee quoi dafay mel ni comme am na sëriñ yu mag yi ci dugal seen loxo wax ak ñoom léegi moom day wax ak ñoom ba pare ba na leen moom yoonam nekku ci na dem rek wuyu ji mën naa am dossier dañ koy suul sax fii lay yem léegi mu dem nag sulli leneen mook ministre de l'intérieur am ak ministre de la justice am ak préfet am ak procureur am parce que ñooñu ils veulent la tête de Ousmane Sonko préfet bi lu mu doon def démb su ko defutoon su ko bañoon xam nga ne lañ koy def dañ koy dàq dootul nekkati préfet Dakar te xam nga préfet Dakar tamit
ak sénégalais nu mu bëggee prestige bëgg poste bu mag ñu ne kii mooy le préfet de la capitale sénégalaise xam nga préfet bu Dakar yemut ak préfet Kaolack yemut ak préfet Diourbel te gis nga bu bañoon sous préfet lañ koy def yóbbu ko Fongolimbi wala Kunkandé wala yóbbu ko Saraya wala Vélingara fu gën a sori ci Sénégal lañ koy yóbbu sanctionné ko parce que dañ ko sant sale boulot mu bañ fii kuñ fi même si biir justice bi ñuy ŋàññi nii tey am na ay juges yu intègre des juges indépendants gëm seen bopp billaahi wallahi tallaay man bi ma nekkee Dakar HLM Grand Yoff maa ngi dëkkoon ak benn paa du ma tudd turam paa bu baax magistrat la mais dañuy toog di waxtaan mu may wax na ma man dama regretter le fait que ma dugg ci magistrature parce que métier bi c'est tellement sale dafa salté te paa bi dafa ñeme jaamu yàlla foo ko fekk day julli rek guddi gi dafay naafi la chaque jour dafay naafi la paa boobu bi mu nekkee woon Bignona xaw ma ban dëkk daal ci Casamance mooy fu Moussa Balla Daffé dëkk xaw ma waaw kooku député la woon responsable PS la woon foofu quoi dañ ko santoon pour mu tëj ko paa bi bañ parce que il est indépendant xoola ci jamono jooju laa la wax de ci jamono jooju lañ ko mettre dans le frigo affecté ko ci benn tribunal boo xam ne ubbeegul muy cour d'appel bu Ziguinchor parce que cour d'appel ñaar rek moo amoon xaw ma ñett waaw ñett moo amoon Dakar Kaolack ak Saint-Louis ñetti cour d'appel yooyu moo amoon Dakar mooy cour d'assises autant pour moi maa ngi juum cour d'assises yi mooy fi ñu doon àttee comme ñu rey nit xam nga ak ñi nga xamante ni dañuy def ay crimes yu mag a mag quoi avant léegi chambre criminelle la tudd quoi dañ ko daan ubbi par 1 an wala par 6 mois léegi cour d'assises mu ngi amoon Dakar ak Kaolack ak Saint-Louis léegi nag ñu nekkoon ci projet pour ubbi bu Ziguinchor bi ñu ne ko affecté nañ la bu Ziguinchor bi léegi paa bi nag moom affecté nañ ko ci benn tribunal boo xam ne amagut mu dem tëdd këram di nelaw chaque weer mu fayeeku léegi mu ne li muy gën a naqarlu ci àddunaam le fait que moom mu nekk magistrat daan na dem ci seen réunion AMS yi seen séminaire yi ay sali mais bu demaan day dem participer après dem ci beneen kër hôtel yi sax du fa dal parce que nee na gars yi façon ñaawteef bu nekk lañu fay nekkee ay jabaru jàmbur sax dañuy nekk ak ñoom foofu ci hôtel yi laa la wax billaahi ay jëf yi ñaaw te paa bi xool bi mu amee kër sax yàggul paa boobu te am na magistrat yi nga xamante ni ñoom ñu ngi nangu sale boulot ñooñu lu ñu am ci alal kenn xamul nu mu toll gis nga magistrat wu Macky Sall yi nii di ko defal sale boulot ak procureur ñooñu seen ay bien tey bu ngeen demoon ba gis ay bien yu ñu am yéen da ngeen di sax waaru ci ay suuf ay kër yu rafet ay oto ak xaalis bu dul jeex avantage bu nekk dañ koy am parce que dañoo accepter pour def sale boulot te du ñëpp ñooy nangu loolu am na ñoo xam ne gore nañ même inspecteur des impôts yi ñuy wax am na fa ay sonko yu bëri yu fa nekk xëy na ñoom dañoo amul ambition pour réew mi nekk président wala nekk dara bëgguñ politique quoi même inspecteur des douanes da nga fay gis ñoo xamante ni ñoom it ils sont intègres des gens honnêtes nga xam ne soxlawuñ ay xaalisu corruption moo tax il faut pas toujours ñuy jël ñëpp di leen mettre dans un même sac wala dans le même sac ñëpp bokkuñ yem loolu mooy affaire bi léegi Macky boo ko nangoo defal sale boulot moom lu nekk mën na la kaa defal waaye nag li ñuy wax ne ñi doon gore ñuy gore ba léegi nag jël nañ Ousmane Sonko nag yóbbu brigade de recherche ne ñoom dañ koy toppee trouble à l'ordre public bu ko nit ñi déggee xoolal ñëpp ree da leen a jàpp même journaux yi nga xam ne dañ doon wax ne dañuy liggéey ak nguur gi sax comme ay Les Échos nga xam ne ñoo moo génne woon information bi wane ne Ousmane Sonko dafa violé ñu jox ko ci guddi gi mu xëy jàllale ko pour nit ñi yëg affaire bi nu mu demee xam nga koo xamante ni ponkal la moom tey jii bu ko dara dalee dañuy bëgg ñëpp yëgandoor ko mooy benn jour maa ngi déglu Alaaji Moustapha Gueye muy joxe exemple ci Zuleyxa nga xam ne moom moo nekkoon jabaru buur bi nekkoon Égypte te jiiñoon Yusufa ne daf ko violé nee na bu ñu xëyee journaux yi dañ ko def à la une xam nga Moustapha Gueye nag dafa am pédagogie ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi wa qaala niswatun fi l madinati imraatul aziz turawidu fattaha an nafsi qad shaxafaha hubba nee na loolu la gaay ne xam nga daf ko méngale parce que aay boobu la jël mais léegi moom lañ def à la une te temps yooyu loolu amut sax mais
il faut que pour mu mën a jàngal nit ñi il faut que mu méngale jamono jooj ak jamono ji ñu nekk pour ñi muy jàngal ñu mën a comprendre mooy loolu ko am pédagogie rek moo koy def mu ne loolu la journaux yi titré waxaala niswatun fil madinati timratul aziz turawidu fattaha an nafsi qad shaxafaha hubba inna la naraha fi dalalil mubin ñu ne journaux yi dañoo xeeri titré ne mais jabaru buur bi moom moo doon sàkku benn xale bu nekk ci biir kër ga ñu koy wax Yusufa xale bu rafet waaye kii ndaw si moom réer na de kii ci réer gu mag la nekk. léegi nag ñoom Dior Diagne nga xamante ni ñoom ñooy cerveau bi ñoom loolu lañ def après parce que dañoo bëgg a yàq adversaire politique pour faire plaisir à Macky Sall seen xarit pour faire plaisir au mari de son ami Marième Faye parce que ñoom ñoo bokk clan Marième Faye ak Tamaro ak Dior Diagne ñooy ànd waaw kii jabaru Abdoulaye Daouda Diallo la kii nee nañ Antoine ñàkk jom xam nga ku ñàkk jom moom buñ ne takk na takk suuf moom kenn du ko wét ñu ne Antoine ñàkk jom moo ko takk suuf kële nag mooy jabaru nag ponkal mi président bi Firawna ki nga xam ne dafa jàppee boppam Firawna waaye Ousmane Sonko mooy sa yonent yàlla Moussa de boo ko moytul billaahi di nga alako te lii fu leer laa ko teg digg bëccëg ngay alako billaahi wallaahi wa tallaahi lu leer laa la wax Macky Sall du ay menace nag mais dama ko teg dafa am fu ma ko teg fu leer naññi laa ko teg léegi Dior Diagne boobu nga xamante ni mooy cerveau bi nga xam ne moom alaku na ba pare moom yàlla toroxal na ko ba pare parce que déjà rek ay xale ñu ngi koy oo di passante numéro am à travers les réseaux sociaux muy saaganteeg ñoom nday saaga ndayam yaa ngi fii ci internet bi fii nit ñi ñu ngi ko yore mu ngi sama téléphone bi fii ñëpp am nañ ko déjà kon loolu rek toroxtande la moom dañ ko doon tam dëmm fekk ko muy sëccoo yeelu xale kon moom mu ngi jëfuur Dior Diagne dafa jëfuur fu mu nekk nii mu ngi saagante ndey ak nit ñi di tudd Sonko di ko saagawaale ndey kon liñ koy jiñ dëgg la moo tax Sonko du seen morom Sonko da leen a gën ku yàlla texel kenn mënu kaa fexel Sonko li mu leen gënee dafa jéggi dayoo gis nga ku la gën a ragal yàlla dàq laa jaamu yàlla gën la rafet ay jikko moo la gën parce que yàlla moo ne inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy gën a ragal yàlla te xam ngeen ne Macky Sall ragalul yàlla gëmul yàlla Macky du julli du or Macky du julli du or amut kóllëre te xam nga jikko ju rafet dafa baax ci nit yàlla dafa bëgg nit koo xam ne ay jikkoom dafa rafet bu muy tàgg yonent bi def na ko wa innaka la ala xuluqin azim yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam say jikko dafa màgg te jikko yu màgg yooyu bokk na ci nga am kóllëre di wax dëgg am humanisme mooy koo xam ne danga am yërmande ci nit baax tabe am di garder ay secret di suturaal nit ñi loolu mooy jikko yu rafet nag yonent bi loolu la làmboo nag ak mën a muñ ak di jéggale di jëlale ak générosité mën a maye mais loolu jikko yooyu ma tudd yëpp nekkul ci Macky Sall Macky du ree Macky adversaire politique lay bañ a gis Macky daf lay fekk nga toog doo jotee ak moom dara mu ñëw dal sa kaw pour ray la toroxal la te xam nga Macky lu tax mu dangereux mooy Macky su fekkoon sax day def comme ñoom Abdou Diouf ni ñu doon def ak ñoom Senghor nga xam ne ñoom dañuy jéem a maanaam dañuy jàpp seen adversaire politique ñu tëj ko mais boo génnee yow di nga éligible di nga mën a dem ci élection pour ñu fal la parce que Mamadou Dia je rappelle que ne bi mu génnee kaso participé na ci élection 83 yi si je ne me trompe pas yéen ñi nga xam ne ay historien ngeen bon su fekkee juum naa mën ngeen wax ne tamit dama juum Ablaye Wade tëj na Idrissa Seck kaso Idrissa Seck bokk na ci élection yi mais kii bi mu ñëwee Abdou Diouf tamit attention Abdou Diouf daan na tëj Ablaye Wade kaso comme ni ñu jàppee Sonko ni jiiñ ko Ablaye Wade daka daan daf doon wàcc ci mbedd mi trouble à l'ordre public manifestation non autorisée ci yooyu lañ ko daan inculpé quoi jàpp ko tëj ay 6 mois ay quelque après génnee ko ba pare Abdou Diouf après sax da daan waxtaan ak moom ñu toog def ay gouvernement d'union nationale xam nga bu élection jotee Ablaye Wade génn dem présenté wu nekk candidat mais kii moom dafa dangereux moom dalay rey moom nga dee moom objectif yi du nekk comme tëj la kaso nii de moom kaso gi dafa lay tëj pour yow yàq sa casier judiciaire génne la ci code électoral bi dootoo éligible def na ko Karim Wade def ko Khalifa Sall ba pare indi parrainage éliminer ñoom Abdoul Mbaye nga xam ne ay gor lañ
parce que Abdoul Mbaye a été son premier ministre ñu am ay règlement de compte léegi mu ne xaaral ma dal ci kaw Abdoul Mbaye pour yàqate ko sulil ko benn dossier boo xam ne c'est une affaire privée mook jabaram di ko ci créer yu métti moom noonu la lay def moom da lay yàqate kon kooku nekkul nit ku baax kon kooku man mënuñ ma wax ne ma jullit la may koy gëm Macky Sall nekkul nit ku baax moo tax ma ne leen Sonko moo leen gën ñoom ñëpp moo tax ma ne Sonko koo ci moytuwul di nga àll ko ñoom ñëpp dinañ torox man Sonko defalu ma dara masuma kaa gis mën naa am xam na ma wala xaw ma daal à travers les lives wala dara parce que kuy toog néegam di seetaan vidéo moom doo xam fan lay dugg ak fu mu dul dugg léegi ak réseaux sociaux yi ku nekk mën na laa gis mais dafa am ay jikko yu rafet yu ma gis ci moom jub droiture honnêteté gis ci moom ne nit ku pieux la ku ragal yàlla la parce que bu nekkoon ku bon comme ñeneen ñi mais day dem toog nekk inspecteur des impôts et domaines ku doon heure bi sax nekk na directeur des impôts et domaines ah Macky mën na ko def su nangu woon mais nanguwul loolu kon kooku jikko yi nekk ci moom ak li muy incarné ak li mu bëgg a soppi Sénégal mooy système bu salté bu fa ne 1960 ba léegi bu xasaw bu bon bi mu ne dafay il faut qu'on se débarrasse avec ce mauvais système jeunes yi gis ci seen bopp topp ko ma lire programme am ngir ne bu faloo Sénégal impunité dina fa jeex injustice dina fa jeex népotisme dina fa jeex ñu teg dëkk bi ci yoon jël suñu ay ressources naturelles jëriñoo ko ñun pas ay nit toog di sàcc xaalis ñu leen di protéger yooyu yëpp ma gis ko super pouvoir bi nga xam ne tamit président da koy am mu ne loolu day tëñ mooy pouvoir bi Macky Sall yore teg loxoom ci exécutif bi yore ko yore législatif yore exécutif di leen manipuler loolu moo tax nag man ma gis sama bopp ci Ousmane Sonko te ñoom loolu nekkul ci ñoom léegi kon Macky bu nekkoon nit ku baax ni muy def nii dina ko def yow nit koo xamante nii dafa am droit opposé wu ñu nekk dans un pays de démocratie ñu ne réew mi kat démocratie la république la ñu fal la yow ci démocratie boobu lañ la falee te démocratie boobu yow xeexoo ci dara Macky xeexul tus masul def kaso moom Ousmane Sonko sax moo ko gën parce que Ousmane Sonko au moins dugal nañ ko sax garde à vue te xam naa ne kaso lañ koy yóbbu te yonent yàlla Yusufa jaar na ci kaso sëñ Touba jaar na ci kaso Nelson Mandela jaar na ci kaso te ñoo gën Macky Sall foofu Macky fuy nit ku baax di jaaru fa li tax nit di gën nit nekkut ci moom du dara Macky ñi ànd ak moom sax duñ ko seddeel na dafa baax dañ naan oui xam nga le président de la république mu ngi liggéey gis ngeen ses réalisations moo fi def lii moo fi def laa mais dafa baax mosuma dégg ko ànd ak Macky Sall ku xew duñ ko sax café parce que lu tax ñu koy tagg noonu naan mu ngi liggéey mu ngi góorgóorlu ñoom ils préservent leur poste dañoo bëgg téye seen poste yi ñoom nekk fa di nekk ministre di nekk directeur loolu lañ bëgg moo tax ñu ànd ak moom noonu Sonko xaajul bay nekk seen morom moo tax ma ne suñ ko moytuwul ñoom ñëpp dinañ ala ko Macky Sall xam nga fan la waroon a moytoo Ousmane Sonko moom dafa fekk Ousmane Sonko impôt et domaine ne daf koy jéem a toroxal pour éliminer ko une bonne fois pour toutes effacer ko mu dàq bu arbitraire 2017 Ousmane Sonko dem ci élection législative yi ñu fal ko député kon yàlla gën na kaa yëkkati ñu ne déetawaay mu nekkaat nag di ko bëgg a tendre ay pièges pour toroxal ko lu nekk mu def affaire bi jàllut dem di xool fi mu doon liggéey ak ñi mu doon dem di leen contrôler ndax mas nañ ko corrompre di xool ay compte bancaire am di xool ay kër yi nekk ci turam comme ñoom ñoo yore état bi luñ bëgg a xam ci nit dañ koy xam renseignements généraux yeeg yooyu di ko espionner lu nekk ñu dugg ci mënuñoo fexe ba jàpp waa ji élection présidentielle ñëw mu ne waa ji daal xam naa il ne fait pas le poids quoi kii daal du dara day sóob nii rek xaaral ma bàyyi ko ma éliminer ñoom Abdoul Mbaye éliminer Pape Diop ñoom Hadjibou Soumaré gor yi nga xam ne ñooñu ay kilifa lañ quoi Pape Diop il a été président de l'Assemblée nationale président du Sénat Hadjibou Soumaré nekkoon président commission UEMOA xam nga loolu du caaxaan ko kilifa la UEMOA union monétaire ouest africaine union économique monétaire ouest africaine UEMOA nekkoon premier ministre bu Ablaye Wade nga recalé ko Abdoul Mbaye nekkoon
directeur banque yoon nekk kilifa ci dëkk ba nekkoon premier ministre parce que am ngeen problème nga ne du bokk ci élection yi recalé Malick Gakou nekkoon ministre du sport ñooñu nga xam ne dañoo am droit pour nekk candidat ba pare ils sont présidentiables mën nañoo nekk président nañu waxante dëgg mu recalé leen toroxal leen ne du ngeen bokk indi parrainage am teg léegi nag mu xeeb xaw ma nag moom Issa Sall ndax dañoo tegoon diilam déet parce que sëñ Moustapha après am naa ak Issa Sall problème te Issa Sall kenn déggatu ko ma dikkee tamit ba élection yi passé kenn déggatu ko moom it Idrissa Seck gis nga après ndeke moom élection yi dafa passé rek mu commencé di négocier ak waa ji ci suuf ñu jékki-jékki rek ñu ne montagne ba jur na janax comme ni koy France di waxee la montagne a accouché une souris wala d'une souris noonu la demee bett ñëpp ndeke moom mu ngi war sénégalais yi ci suuf di ootanteeg Macky di négocier ak moom léegi nag juróomi candidat yooyu Macky tànnoon ak moom muy 6 ñeenti ñëpp kenn déggatu leen léegi kenn ka nag moo fa nekk un vrai adversaire politique am comme ni mu ko waxee woon RFI un pur adversaire léegi nag kotam di gën a yokk crédibilité am di gën a yokk popularité am di gën a yokk parce que daf ko xeeboon dafa jàpp ne kii bu demee élection xam naa ndaare lay jël mu ñëw jël 3e te élection yi bu jaaroon yoon Sonko mooy gagné élection yi laa wax premier tour lu leer laa leen wax mais élection yi tout le monde sait que Macky Sall a volé les élections complice am mooy Aly Ngouille Ndiaye son ami et frère jàmb na ko léegi bi mu amee lu mu bëgg la ko dàq ak Demba Kandji président tribunal cour d'appel bu Dakar nga xam ne moom mooy joxe les résultats provisoires léegi nag Ousmane Sonko nag ñu koy gën a propulser muy gën a jóg xale yi di ko gën a bëgg chaque jour popularité am di yokk Macky moom am masul populaire moom dafa ñàkk xorom nee naa leen 2012 dafa fekk mu waroon nekk président rek mooy li yàlla di wax ne qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha yàlla mooy xool ku ko neex mu jox la nguur waaye nag wa tanzi'ul mulka mimman tasha tamit bu leen ko fàtte bu koy rocc tamit da koy nangu de nu mu ko neexee la koy nangoo te loolu mooy waaj a dal Macky Sall nii te dina ala ko digg bëccëg ba nit ñi teg seen bët te man maa leen ko wax bàyyi leen ci xel bu baax a baax man du ma waxantu de Ousmane Sonko maanaam dadul moromu Macky Sall moo tax ma ne leen fi mu jaar ak Ousmane Sonko laa leen doon résumé yëpp ne bu amoon jom moom day bàyyi Ousmane Sonko wax naa leen bi mu ko dàqee impôt domaine mu ñëw nekk député mu ñëwaat xeeb ko ci élection présidentielle mu ñëw jël 3e Sénégalais di ko gën a bëgg di ko gën a jox bopp rawatina la diaspora la jeunesse nga xam ne ñoom ñooy avenir du Sénégal te 70% des Sénégalais sont jeunes wala 70% des Sénégalais est jeune ngeen baal ma léegi nag amul jom mu ñëwaat nag ne da koy éliminer def ko comme ni mu def Khalifa Sall ak ni mu def Karim Wade léegi pour moom ni mu yombee woon ci Khalifa Sall yombee ko ci Karim Wade noonu lay yombee ci Ousmane Sonko xam nga gars yi toujours dañ koy jaay naan ko non Sénégalais yi dañuy sóob waaye jàpp ko nga tëj ko ci kaso bi kii du dara mënul génne Sénégalais yi dañuy menacer nii rek naan dañuy wàcc taal dëkk bi duñ def dara ay pneu la ñuy wàcc taal police dóor grenade ñu jaxasoo waat ci biir koñ bi après bu ñu xëyee fàtte nañ ko loolu lañ koy gëmloo de conseiller mi loolu lañ koy gëmloo nan ko waaju du dara Sénégalais yi dañoo tàppet ñemewuñ yaa ngi yore police yore gendarmerie xam nga force restera à la loi comme li Antoine ñàkk jom doon wax démb RFM dégg naa mu ngi doon wax RFM xaritam seen copains yi waa groupe Futurs Médias ñoom ñooy seen ay gain quoi xam naa ne man du ma dëgg man moom wax dëgg yàlla mënumaa déglu man ay Antoine ñàkk jom man ku ñàkk jom moom du ma la déglu wax dëgg yàlla man su may déglu damay déglu ku nit koo xam ne kuy incarner ay valeur la nit ku am ay vertu xam nga nit ku baax daal man nit ñu baax ñi laa amal affaire quoi man moom ces faux types là man wax dëgg yàlla soxlawuma leen a déglu leen sax dafa xaram moom yàlla baal dégg naa nee na mu ngi menacé naan force restera à la loi
su fekkee yow yaay force yaa am force wallahi di nga xam ne da ngay fen da ngay nax sa bopp yàlla rek moo am force. boo weddee laajal Firawna moom mu doon wax ne ana rabbukumul a'la man maay seen borom ba yonent yàlla Moussa bi yaroo këram ñëw daaneel ko renverser pouvoir am wallahi loolu bu leen servir de leçon. waaye nag xam nga nit moom boo koy wax ci ay affaires yu diine ak ay affaires yu moral day fekk mu nekk nit quoi mais comme ñoom ay mbaam lañ duñ nit comme lu yàlla di wax rek ne maanaam xam nga mën nga nekk koo xam da ngay jàng mais xam-xam bi doo ko jëriñoo ñoom jàng nañ dem nañ université am ay diplôme kenn ki ingénieur la kenn ki magistrat ñu àndal tamit ils sont diplômés mais li ñuy wax ne masalul lazina xumilu tawrata suma lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfara li yàlla wax noonu ñoom loolu moo leen dal ay mbaam lañ ñu jël sëf leen ay téere xam nga mbaam boo jëlee ay téere chargé ko moom ban njëriñ la koy amal ñoom si day ximaar mbaam ay aan lañ ñu jël leen yu sëf leen ay téere mooy mbaam mu jàng xam nga da ngay jël yet rek di dóor muy dem ñoom noonu lañ mel moo tax seen njàng mi jëruñu leen dara moo tax kuy wax ak ñoom sax waroo dugg ci ay affaire yu diineeg ay yàlla parce que ñoom gëmuñu yàlla sont pas des croyants parce que ku gëm yàlla jëf yi ñaaw yi nii ñuy def ndax affaire ay nguur fàtte dee kon duñ ko def loolu mooy affaire bi parce que gëmuñu yàlla mais ku gëm yàlla dëgg am vergogne am looy jomb am na yoo xam ne doo ko def te amuñ benn élégance ku am élégance politique mooy ki nga xamante ni dañ ko élire ci démocratie defaral ko ba mu rafet mu ñëw continuer loolu consolider la démocratie xam nga ak état de droit xam ne lii kat man ci laa jaar sànq maa ngi ko doon junj mais àggalu ma ko xam ne lii nii damaa ñëw fekk ñoom Ablaye Wade defaral ma ko ba mu rafet ñoom Landing Savané ñoom Ablaye Bathily ñoom Amath Dansokho ñoom Mamadou Diop Decroix ñoom Omar Blondin ñoom Mamadou Dia ak Cheikh Anta Diop ñoom ñoo ñëw xeex affaire bi ba multipartisme am parce que parti unique moo fa amoon temps yi Senghor ñu tëj leen ci ay kaso toroxal leen di leen torturer lu nekk ñu def leen ko comme ni ñuy def Guy Marius Sagna nii ma koy rendre hommage ci occasion bi ñooñu nag ñoo liggéey affaire bi ba affaire bi sotti Macky ñëw jógee ko fële ñëw rek ñu tegal ko affaire bi ci plate mu ñëw di lekk ba pare nekk baadoola au lieu que xam nga tey baadoola mooy koo xam ne dañ lay tegal lekk ngay lekk mais doo suur quoi pour nga suur dañuy téye sa loxo xam nga moom bu nekkoon nit ku baax ku am élégance politique bu ñëwee liñ ko defaral noonu ba mu rafet daf koy gën a naayisal ñëw toog may opposition bi jàmm ne mais nous sommes dans une démocratie il faut qu'il y ait une opposition bàyyi opposition bi ñuy doxal di def seen rôle opposant bu élection jotee mu organiser des élections libres et transparentes mais moom toujours politique politicienne mu ngi fexe toujours nu muy toroxalee ay nit nu muy éliminer ay nit nu muy liquider ay nit nu muy ay calcul chaque jour bi mu fi toogee ba léegi ci loolu la nekk chaque jour kii danaa ko yàq kii danaa ko toroxal loolu rek ci la nekk masumaa gis ñu ne Macky lii la liggéey ñun Macky amul benn personnalité amul classe amul xorom maanaam yàlla daal mooy xool ku ko neex daal comme li ma leen wax sànq xulillahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha yàlla mooy xool ku ko neex mu def ko njiit mu jox ko nguur te nag yàlla moo dogal Macky Sall nekk président mënuñ ci dara waaye nag yàlla bu la teralee nga nekk baadoola après nag fa ngay mujjee moo jëra seetaat mujj gu ñaaw ngay am booy dem doo génn ci porte bu mag bi mais ci porte bu ndaw bi ngay génnee il va sortir par la petite porte mooy porte bu ndaw parce que loolu la mérité baadoola la loolu moo tax bi mu ñëwee tey mënoon na am élégance politique comme Ablaye Wade di accepter ay marche comme li ñu doon xeex 2011 moom mu nekkoon fa tey ji dafa mel ni loolu mu masta nekk Macky Sall mu ñu doon dajal ci terrain bi di xeexandoor ak moom injustice bi di xeexandoor ak moom impunité bi ñu doon bañ ak yooyu noonu dafa mel ni du moom dafa soppeeku carrément moo gën a yées Ablaye Wade Sénégalais yi tey dañoo réccu sax Ablaye Wade toogoon am 3e mandat sax moo gënoon Macky Sall toog fii nii parce que li ñu daj ci 2012 ak léegi dafa métti te ba léegi ñu ngi continuer di ko daj waaye daal Ousmane Sonko man li ma lay wax fi nga nekk noonu mooy bul jaaxle maa ngi lay encourager bu baax a baax maa ngi lay encourager bu baax a baax man damaa jàpp ne lii raccourci la vers le palais parce que boo fàttali ko ci gannaaw li ko dalee ci yonentu yàlla Yusufa ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom yonentu yàlla Moussa ba ci nitu jamono yi nii ñoom sëñ Touba ay ñoom Nelson Mandela Ablaye Wade sax
ñooñu dañoo sonn dugg ci kaso def lu nekk te pourtant fu ñu waroon a àgg nañ fa. yonentu yàlla Yuusufa dañ ko dugal fii ghayaabatil jubbi ci teen lañ ko dugal tey terewul nekk na nabi nekk na rasul ba pare nekk aziz nekk malik ñeent yonent bokk ci ulul azmi yi 25 yi te pourtant dafa géntoon rek mais yaa abati inni raaytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar raaytuhum li sajidin dama gént fukki bidéew ak benn di ma sujjootal ak jant beeg weer bi papa am na ko yaa bunay la taxsus ruqyaaka ala ixwatika fa yakidunaka kayda boo ko nettalee sa mbokk yi ñu fexeel la affaire bi seen mbokk mi jël ko fexeel ko dugal ko ci teen ku la dugal ci teen dafa bëgg nga dee mais est-ce que dee na Malik ibnu Zaar benn égyptien moo ñëw foofu noonu jugee ko Palestine jaar fa di baag ci teen bi pour naan fekk xale baa ngi ci biir boobu mu ngi nekk xale mu wëgg ko nii Yusufa génn mu yóbbu ko Égypte jaay ko daf ko jaam buur bi jël ko adopté ko ak natt yu ko fa dal yépp wa daqala maahu sijina fatayaan moo xale bi ñu ànd dugg prison yi ko ci fekk yooyu yépp mais bi mu paree fan la mujjee ki ko doon sàkku muy Zuleyxa jëkkëram moo nekkoon vice président bi kooku bi mu gaañoo après Yusufa moom moo ko remplacé après Malik ba gaañu Yusufa nekk Malik ba te frère am yooyu dugaloon ko ci teen ba kaara yi demoon nañ ba xiif dab leen ñu jógee ko Palestine ñëw fekk ko Égypte ne ko yaa ayyuhal aziz massana wa ahlana dur dimbale ñu parce que ñun dañoo xiif mu dimbale leen ñu dem ba retrouvaille am a innaka la anta yusuf xaala ana yusufa wa haza aqi qad manna allah alayna léegi nag li ko yàlla mujjee wax chaque jour su may live loolu dinaa la ko wax dama bëgg su fekkee yaa ngi may déglu wala am na ñoo xamante ni jege nañ la nañ takk lii may wax bi ñu defee retrouvaille ba pare yàlla dafa wax yusufa ne ko innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yadiu ajral muhsinin innahu lii mbir tey mbir man yattaqi ku ragal yàlla wa yasbir nga muñ ay nattoom fa inna allaha naka yàlla la yadiu du sànk ajral muhsinin fay gi mu war a fay ñi nga xam ne dañuy rafetal te yàlla nee na inna allaha maa sabirin timit maa ngi ànd ak ñi nga xam ne ay way muñ lañ muñal kaso du dara dafay yokk sa daraja billahi wallahi tallahi gis nga bu yàlla nammee ne yow di nga nekk président de la république Macky Sall sax du ko fekkee moom mu lay xeex nii moom sax mën na kaa bañ a fekkee mënu ci tus dara mënu ko ci Ablaye Wade ak ñi àndoon ak moom transhumé instant bi dem ci Macky Sall seen ay pexe bu juboon Macky du nekk président te nekk na président jëm nañ ko xeex façon xeex bu nekk waaye nag li may wax ni il faut nga nekk nit ku gëm yàlla ku am diine mais xam nga ñoom Macky Sall ak ñu ñu àndal ñooñu duñ ay jullit gëmuñ yàlla gëmuñ yonantu xamuñ luy diine parce que jëf yi ñuy jëf yu bon yi ku baax du ko def jullit du ko def croyant du ko def muy chrétien yi ku mënti doon ku gëm yàlla du ko mën a du def li muy def. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.